Pour que chaque repas soit un moment de plaisir, Lobou Mame Diarra Bousso est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, Lobou Mame Diarra Bousso est une société 100% sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de 200 collaborateurs guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de Lobogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de 4 sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. Lobou Mame Diarra Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de 9000 bouteilles par heure, ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable et parce que la sécurité est primordiale pour nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également des riverains. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers. Et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobou Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières, faisant ainsi de Lobou Mame Diarra Bousso un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobou Mame Diarra Bousso ne cesse d'innover, de voir plus loin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya waliyallahi ya nura masabi adaratillah. Mbokk yi di bàyyi xel Al Imran TV ci suñu jotaay sunu gan dalal nañ yeneen daanaan. Xam ngeen ne sunu gan dafa baaxoo dugg ci dëkk bi génn ñoo xamante ne ils sont expérimentés ci domaine yi ñuy def ngir baaxe leen ko. Avant tout dañuy remercier suñuy partenaire ku ci mel ni bergerie Cheikh Ka di remercier waa Sososa Resto ainsi que waa Lobou Gaz Mame Diarra Bousso. Di remercier aussi suñu invité yi nga xamante ne dalal nañu bu baax a baax jël seen temps jël seen jot yépp jox ñu ko ñu ngi leen ciy ñaanal yàlla na yàlla fay leen.
tey nag ku gis tableau d'art yi nga xamante ne mu ngi ci suñu gannaaw xam ni amaana Ali Imran bëri na lool ay jotaay waaye jotaay bu ni mel mësu ko am ndaxte l'art c'est beau, l'art c'est une vie koo gis muy inspiré wu ci lu plus souvent ci art dafa nekk nit koo xamante xelam dafa màcc te suñu xoolee bu baax suñu invité ñoo xam ni li ñuy wax seule la beauté du cœur est important xanaa ci noonu rek la ñuy wëlbatiku jox suñu papa sëñ Lamine Ba nekk papa Lamine asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum asalaam. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar bu baax a baax a baax ci jotaay bi. jërëjëf papa macha allah papa Lamine jërëjëf sant nañ leen bu baax a baax di la gërëm ci noonu la ñu wëlbatikoo ci soxna si rek ne ko madame Ba soxna Awa asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah yaa Seyda. ñu lay ziar di leen dalal fii ci atelier Vision du Cœur. atelier bi nu mu tudd. Vision du Cœur. Vision du Cœur. du Cœur waaw. d'accord ci atelier Mouhamadou Ba. Mouhamadou Ba Vision du Cœur di defar ay tableau art. macha allah fii ci Sicap Mbao. fii ci Sicap Mbao macha allah description boobu dafa mel ni mat na sëkkalaay yow mi koy déglu amaana Vision du Cœur mu di li nga xamante ne xol bi moo koy gis xam nga xel dafa am xol am nit ñi nag dañu naan gis-gisu xol dafa ëpp solo loo mënti gis xanaa rek dañuy wëlbatiku suñu papa maanaam mu defal ñu benn présentation bu ndaw ci moom rek incha allah papa Lamine. waaw maa ngi leen di gërëm. ci laaj bi ngeen wax nii parce que Vision du Cœur mooy gis-gisu xol. waaw xol mooy gis. tax ma def ko nag dama am fu ma toll woon. waaw dama toogoon lu yàgg. am handicapé physique dem bi ci biir. handicapé visuel dab ma. waaw léegi nag gis-gis boobu bi nga xam ne mooy lumière bi amatul. waaw léegi nag yàlla defal ma sutura. ma nekk noonu mag soxna si. ñu dem ba ci biir ñu ni daal nañuy jéem a defaat. noonu def muy liggéey bi. waaw. li ñu defee commencé waat nag di liggéey ma ne ko nekk léegi vision bi ci xol lay nekk waaw ci la ñu commencé nag di defar ay tableau art yoo xam ni ñoo koy defar suñu bopp man maa koy liggéey jël couleur monté ko lépp teg ko ba nga xam ne nit ñi dinañ ko mën a gis ci lu rafet waaw loolu moo tax ñu tuddee suñu bopp Vision du Cœur mais gis-gisu xol yaakaar naa ni xol boobu ñaari xol yi daje la mooy soxna si ak man ñoo daje. quelle beau histoire d'amour. noonu la demee. macha allah. xoolal bu muy ndaw ba léegi ñoo nekk. ndeysaan. macha allah mu góorgóorlu nii ñi gën nekk sama wet. di ma jàppale. ba tey ji ñu egsi fu ñu egsi nii soo leen gisee tey tableau yu rafet nii. moo nekk sama wet di ma xool di ñëw di xool li may def. du ci laal dara nag man maay def lépp. mais moom moo may wax ne ma fii la couleur bleu nekk fii la couleur rouge nekk. noir fii la nekk blanc fii la nekk yooyu yëpp moo koy wax teg ko nag ci ay récipients yoo xam ni duñu bokk dimension foofu lay commencé nag di jël sama loxo di def peinture parce que yëg-yëg la peinture bi may def yëg-yëg la nekkul loo xam ne damay jël pinceau sama loxo laa koy liggéeyee sama baaraam yi ma yàlla jox moom laay liggéeyee loolu papa lu tax doo def pinceau soo daawoon naa ko def ba nga xamee ni bu may commencé ci jamono boobu maa ngi gis léegi nag soo yoree pinceau di ko liggéey li nga ci bëgg a def doo ko man waaw parce que da ngay hésiter mais sa baaraam yi doo hésiter parce que ci yow la bokk waaw da ngay ñëw rek jël peinture yi daal di ko teg soo koy teg nag dinaa ko xam parce que man jàng naa ko waaw jàng naa ko l'école des beaux-arts def naa fa 4 ans waaw am diplôme am yëpp moo tax ma man def lu may def noonu maanaam yow tëboo tëb rek def art defuma non art bu ma koy def ba ma ciy commencé di def boobu 18 ans la am macha allah waaw ba léegi maa ngi si bi ma amee problème bët yi aussi tamit dama dem ba ci yàgg ma toog 10 ans defuma dara soxna si ne ma jógal comme yow da nga doon liggéey nañu jéem a seet nan la ñuy def macha allah waaw moom jàngaloon naa ko sérigraphie mu ne nañ continuer di commencé liggéey macha allah loolu la mbir mi demee ba ñu ñëpp ñu commencé di liggéey nànk-nànk di defar di cadré di teg defar di cadré di teg noonu la yëf yi ñëwee ba ñu taxawal lii yëpp ba def ay exposition nii waaw macha allah papa Lamine jërëjëf xanaa dañuy jox soxna Awa rek su dee am na lu muy yokk ci présentation boobu loo xamante ne xëy na seen xel fatu woon na mu fàtte ko nga xamante ne mooy seen moitié ndax dañuy faral di wax ni derrière chaque grand homme y a une grande femme derrière am na ñu naan sax grande femme devant kon dañuy jox soxna Awa rek su dee am na lu mu ciy dolli ci présentation bi incha allah. waaw loolu dëgg la Seyda ñu kontaan ci seen émission bi ngeen fi ñëw def si ci Vision du Cœur au niveau du Sicap Mbao jàmm gën Sicap Mbao waaw li mu la wax moo am
moom bu mu amee accident bi mu ngi ko dab ci 2011 la ko dab bu mu ko dabee 2011 bi nag après nag mu presque 5 ans daal mu tëdd ko ma ne ko grand li ngay tëdd nii te nga amoon nga jàngoon école des beaux-arts mu nekk école bu riche xanaa léegi war nga mën a liggéey sa xel waaw bët dëgg la baax na mais quand même xel tamit dina liggéey parce que am nga maîtrise ci art bi donc da nga war a continuer sa liggéey ci art bi noonu la ma waxee wax nga dëgg man ma jël nag lu mu doon liggéey ci sérigraphie ma étudier drap bi ma jëm côté drap de lit ak nappe de table may liggéey nappe de table ak drap léegi moom nag ci la jóg na mu commencé tàmbale tableau mi di defar tableau art yi noonu laa ko jàppale mais tableau yi jàppale bi ma koy jàppale mooy defal ko couleur yi comme ni mu ko waxee defal ko rouge jaune bleu vert mais kii du bokk palaat yi du bokk bi assiette bi kopp bi vert bu ko xamee rek su ko defee ngay tegal ko tableau bi man damay wàcc ci suuf continuer sama liggéey moom su ko defee journée bi mu def ko ci kaw après xale yi bu ñu wàccee école ñoo ne ko papa bii fees na wala bii des na côté bii des na mu mottali loolu xale yi joxaat ko beneen tableau bu vierge mu continuer waat moo waral te liggéey bi agsi fii macha allah waaw wax dëgg fa neex yàlla xam nga bu nit ki amulee vision dafa war a am ku ko pousse parce que xel mooy liggéey waaw bët baax na tànk baax na loxo baax na te en même temps li ko dal dafa métti handicapé physique et visuel kooku ku jara dimbale la ku jara jàppale la ku jara jënd ay tableau la surtout tableau yi nit ñi autorités yi dañ ko war a gis ñuy ñëw di jënd ay tableau di ñëw di saafante ak moom ñu ko mën a jàppale ci seen doole ak ci seen katta ak ci seen mën-mën ñaan nañ leen ci sénégalais yëpp ak monde bi yëpp ku gis suñu image bi nañoo jàppale Mouhamadou Ba Vision du Cœur au niveau du Diamaguène Sicap Mbao macha allah moom la ñu bëgg a waaw macha allah dafa mel ni nga mottalee kii bi présentation bi am na solo suñu seetloo lu ci bëri ci tableau yi ñu fi exposé Papa Lamine dafay mel ni moquette moo nekk ci kaw xam naa sa secret la donte duñu dugg ci secret artistique waaye gis nañu secret la tableau bi dafa sophistiqué léegi maanaam yow lu lay inspiré maanaam ba ngay def tableau yu doy waar yi ndaxte man mosuma gis lu ni mel. waaw tableau yi ñoom bon comme yàgg naa ci liggéey sunu borom tamit daf may guider. sunu borom daf may guider parce que tëbuma tëb rek commencé di defar ay tableau nii dama doon jaamu sunu borom nag. waaw parce que bi ma affaire bi dalee dama bàyyi lépp. lëlu di jaamu sunu borom. macha allah waaw di ko jaamu ba egg foo xam ni vraiment. amatul dara lu ma mën a téye parce que lépp suñu borom la parce que art boo koy def di hésiter sax da ngay xam ne li ngay def ni nekkul ci yow mais su nekkee ci yow da ngay xam ni suñu borom moo lay guider lumière boobu nag moom mooy indi loolu waaw parce que li ngay wax noonu tableau yooyu ngay wax dama koy xalaat parce que dama ne léegi man dootuma nekk di gis mais damay làmbaatu comme damay làmbaatu nag gis-gis bi nekkatul dama war a defar ay tableau yoo xam ne nit ñi sax di nga ko war di làmb di xool waaw moom loolu la ñuy war a def nit ñi dañuy war a ñëw di làmb tableau bi di ko daj làmb daj waaw de toucher parce que loolu daf ci am solo loolu moo tax su may liggéey loxo may jàpp tableau bi di ko caresser di ko liggéey di def ay mélange di def ay mélange yooyu may def entre les couleurs moo may jox profondeur moo may jox ay graphisme moo may jox lépp waaw te loolu nag da ngay gëm suñu borom parce que bi nga xamee ni ñëw commencé naa di liggéey yàlla dafa def soxna si ne ma commencé waatal def li nga doon def au début day metti mais bi ñuy commencé ma gis xale yi ñu mais toog sama bet seen papa warul tëdd di nelaw dafa warul góorgóorlu liggéey wan leen liggéey yoonu liggéey waaw loolu moo tax may liggéey yu doy waar yi lépp nag sunu borom moo ko def waaw parce que yombul parce que man ngay xoole sax ba pare ñu jox la liggéey bi doo ko def doo ko def ndimbalu borom bi daal man daal loolu laa ci gis te tamit ak ñi nga xam ne ñoo may encadré tamit def nañ ci liggéey parce que ñoom tamit ñooy toog di xool tableau yi di ko critiquer ku mel ni Ibrahima Sarr mooy grand ma nga doon toog waaw moom day liggéey ci suuf te kenn du ko gis moom day liggéey ci suuf waaw liggéey suuf mooy lan mooy administration moo koy yor lépp fu may dem lu may def moom moo ciy jàppale waaw mooy bind projet yi mooy def lépp d'accord waaw
macha allah Pape kon sa adjoint daal moo la ciy jàppale bu baax a baax. waaw di critiquer di la ci ñoom ñooy def critique bi. moom ak sama photographe Siradio Diallo. mi ngi fii toog ci jotaay bi. kii tamit ñëwul Moussa. waaw Moussa kii waaw Moussa Ndiaye. moom tamit bi ci la bokk. te sax boobu nag ñoom mooy encadré. waaw macha allah sama sœur yeeg ñoom ñëpp daal gars yi yëpp. macha allah liggéey waaw macha parce que allah bi ñu gisee ma taxaw commencé di def liggéey bi nag ñi xam ne kii c'est sérieux ñoom ñëpp dañ ci jàpp. parce que man nañuy gis de devant nii may def mais suñ ko encadré kon du ma dem. mais ñoom ñoo may waxtaanal di ma dalal sama xel. di ma indi war parce que affaire bi yombul. waaw yombul trop. yombul yàlla nag noonu lay def ay mbiram nag. ay mbiram waaw bu tëjee fii day tijji fee. moo tax mu indi lii. yàlla gën a tijji xanaa rek dañuy wëlbatiku ci soxna Awa comme que mooy teg peinture bi dañ koy laaj moom peinture bi maanaam da nga koy yow yaa koy mixé wala peinture bi noonu nga ko jëndee. waaw da ngay jënd noonu rek. pot yi ak colorant yi tamit dafa am ay colorant acrylique ngay jënd. après yooyu da nga ciy def ay gouttes rek ki yëngal ko. après su ko defee mu affaire bi daal di jàppante. waaw su ko defee ma daal di koy teg. mu soog a ñëw yëg defar. kon amul boo xamante ne dañ koo mixé ba pare soog koo mën a jënd. loolu nag moom moo la ko mën a leeral. ndax man affaire art bi moom. xaw ma ci lu sore mais li ma mën a seede rek mooy li ma koy jàppale. mais li ci ëpp moom fabrication ak kii moom moo ko xam moom moo la ko mën a wax ba mu gën a leer moo la mën a tëjal yax bi. waaw ci côté art bi waaw. d'accord soxna Awa xanaa kon dañ koy laaj question boobu rek mu di peinture bi ndax maanaam su ko mixé ba pare day laaj yow est-ce que am na yeneen yoo xam dañ koo mixé ba pare teg wala ak ñaata temps la tableau di jëlal. waaw mais kii bi couleur yi. d'abord ñoom man jàng naa ko daal bon couleur yi maa koy ba mu ko jëndee ba pare man maa ngi def mélange bi man maa koy wax ni nga koy defee. moom day jëw rek def ko parce que dama ko wax jëlal lii jël lii. mélanger lii waaw mélanger produit bi boole ko bii mu daal di nekk li mu war a nekk. léegi su ko defee bu paree nag léegi moom daf ma koy tegal rangel ma ko. man ma ñëw nag commencé liggéey. waaw loolu moom loolu la may defal waaw mais couleur yi nag dafa bari ay façon waaw dafa am technique bu nekk nag ak lu mu laaj. waaw peinture bu mu laaj. waaw parce que peinture bu nekk dafa am support bu muy dem. nit ñi nag duñ ko teel a xam mais man noonu laay liggéey. lépp dama koy mélanger dama koy wax ne ko jëlal lii defal lii mélanger ko. nga indi teg ma commencé nag liggéey bi. waaw noonu la ñuy doxalee. su ko defee surface bi lu mu gën a mag lu mu nekkee bu ndaw ak bu mag yëpp. ñun dinañu xam ñaata kilo de peinture wala yu demee noonu moo ciy dem. waaw surface bi ni muy toll daal noonu ngay xayma toll bi nag tolluwaay bi damay jël sama loxo ma làmb ko. xool fan laa jëm. waaw ba ma xoolee surface léegi am na ay format yoo xam ni. 70 sur 54 ay par exemple yi 1 mètre sur 80. yooyu yëpp mën nañu ciy liggéey. waaw léeg-léeg tamit dañuy def ay collage léeg-léeg dañuy travailler ay superposition. waaw léeg-léeg sax damay jël sax léegi peinture di dessiner dessiner te du ma ko gis. dessin yoo xam ne mémoire lay doon da ngay xalaat lu yàgg di ko xalaat di ko teg. waaw lu nekk loo xam ni da ngay ñëw rek tey def ko. waaw xëy na mosoon naa ko def lu yàgg peut-être. on sait jamais maîtriser naa ko ci sama loxo. su ma ñëwee rek dama koy def. d'accord je comprends léegi xam naa dinañ dikkaat ak yow ci léegi nii ci temps bi nga xamante ne moom ngay jël pour tableau de peinture mais damay jox soxna Awa kàddu gi rek laaj ko comme que moom mooy mixé léeg-léeg wala mooy indi tegal la bagage yi temps bi muy laaj pour nga dajale produit yi ñaata temps lay doon. temps bi. waaw yàgg na yàggul rek temps bi yàgg na yàggul. damay yéeg rek tegal ko kii bi fabriquer couleur yi gaaw. su ko defee ma dimbale ko mu yéeg ma daal di ko ne grand affaire yi pare na de su ko defee bu ma ñëwee man ko bii mooy rouge ma wan ko ba mu teg ci loxo ma ne ko mu ngi nii ci palaatu assiette laa ko def ma ne ko bii bleu la maa ngi ko def ci benn kopp ma ne ko bii jaune la maa ngi ko def ci benn beneen façon palette encore. su ko defee moom bu ko jëlalee boppam teg ko fi bu ci nekk xam na ban couleur moo ci waaw su ko defee nag moom mu daal di commencé tàmbali liggéey bi noonu la affaire yi di demee. d'accord macha allah Papa Lamine. ci noonu laa lay laaj maanaam xam nga tableau d'art yi ñu gis ci presque dimension yi xaw na la rëy. léegi tey yow ay fan nga ciy def wala benn jour di nga ko mën a pare benn tableau d'art. non tableau d'art moom mën na nekk ay fan mën na nekk tamit benn jour.
ça dépend ci sa xel ak sa xol li muy ñëwee inspiration rek la man su ma commencé tey jii su ma commencé mën naa fi toog ba guddi waaw mën naa toog aw ma heure comme defuma leneen loolu laay liggéey mën naa fi toog mën naa jël benn tableau ne fanaan ci sax waaw mën naa ci dem ba 3 heures du matin wala ma def ci 2 heures du matin ça dépend ci sama sawarte daal waaw su ma sawaree moom tableau bi du yàgg tellement mais su ma sawarul mën naa def tuuti daal di taxaw waaw loolu mën na nekk waaw mais nag loolu yëpp amul problème lan moo am solo mooy que tableau bi ci boppam liñ ciy def waaw ni nga koy xalaatee ci instant bi ba def ko waaw dégg naa tableau day wax waaw tableau day wax tableau dina wax parce que tableau couleur yi ngay wax couleur bu nekk dafa am lu muy wax bleu dafa am lu fu mu taxaw jaune am fu mu taxaw rouge am fu mu taxaw ay symbole la ay symbole yooyu nag moom ngay boole pour taxawal dara parce que bu nit ñi doon bu fekkoon nit ñi suñu solo ñëppay nuróo la di ñu xamante moo tax ñii di sol bleu ñii di sol rouge ñii di sol vert ainsi de suite. ndax ni ñuy définir couleur bi ci nature bi maanaam ñu ne blanc c'est la paix ndax tableau aussi blanc bi loolu lay symboliser wala. waaw blanc nag lu ci bari loolu la ñuy wax blanc moom lañuy ne mooy jàmm mooy paix. mooy jàmm la waaw te blanc nag du couleur. ah blanc du couleur blanc valeur la. valeur. waaw ñun sunu vocabulaire artistique bon valeur la ñu koy wax. luy différence valeur ak couleur. waaw couleur valeur mooy loo xam ne soo ko bëggee def mu kii daal mu foncé wala mu clair moom ak noir du ñu ay couleur ay valeur lañu. waaw bii day foncé bii clair foo leen mélangé gris lay doon. gris waaw ñoom ñaar boo leen mélangé gris foncé wala gris clair dégradation rek lay doon mais par contre nag les 3 couleurs de base yi nga xam ni. ñooy gérer tableau bi. muy bleu jaune rouge ñooy la suñu borom indi teg ko léegi 3 couleurs yooyu nag boo leen mélangé ñooy joxe couleur secondaire couleur yooyu nag yi nga xam ne moom léegi moom la ñuy joxe. yow boo ko xamee di nga xam bu nekk noo koy mélangé entre eux. d'accord léegi rouge bi ci peinture lan lay wax. c'est la violence rouge. la violence la am ñoo xam ne dëkk boo xam boo fa def soleil rouge. mooy dignité la. dignité waaw boo demee ay Chine ak yooyu ñoom rouge bëgg nañ ko ak ay lu mel ni Inde ñoom seen rouge bokkul ak ni ñu koy gisee ak ñoom ni ñu koy gisee du benn ñun fii boo soleil rouge moom ñu ne dafa xàññaaram. d'accord rouge daal danger la. waaw danger loolu la ñuy wax. effectivement waaw loolu la ñuy wax mais nag rouge tey boo ko jëloon tey jii peinture ko sa néeg. tàngaay ji na la sonal de. waaw ragal naa tàngaay da lay sonal parce que rouge dafa tàng. dafa tàng thermomètre boo ko fa tegoon day yéeg waaw. nga jël bleu teg ko ci wetam mu gën a wàcc. waaw moo kon couleur day wax da nga doon wax ci couleur day wax noonu. couleur waxuma la wax sax mais couleur day indi lu bari. ci doomu adama santé nit ki waaw. boo jëlee vert def ko ci fenn. day oyof. ngay mën a sol waaw soo solo lu vert di vert clair. vraiment da ngay doo am benn problème. doo tàng. boo solee bleu doo tàng. waaye tey boo jëloo rouge nii sol ko di dem. ci tàngaay bi nii. rayon yi rayon X yi ñoo lay jàpp. loolu de xaw ma ko woon waaw. nga gis ngay am mel lu am ay melentaan yu lay màtt noonu lay mel. macha allah moo tax couleur dafa doy waar. couleur tamit nit ki dina ko soo xoolee nit ki sol ko. di nga xam kii ban façon nit la. waaw nit ki mën nga xool nit ki rek gis muy sol ay benn couleur. nga xam ni kii moom dafa violent wala kii dafa tendre. moom vraiment moom ku baax la parce que moom couleur yi rek lay sol. lu weex rek lay sol par exemple. affaire jàmm rek moo ko intéressé. yooyu yëpp dafa am. couleur noir aussi am na ñoo xam ne deuil li ñu koy def su amee deuil. ñoom dañuy sol lu noir. waaw. loolu yëpp dafa am moo tax toujours. art moom surtout peinture dafa nekk lu jar di wut la daal. parce que salon boo fa defee tableau art. dafay am lu bari yu muy wax. kon su may dem nga joxaale ma benn. dafa am lu bari lu muy wax. waaw su ko defee boo ko tegee foofu. non seulement époque bi nga ko def daf koy kii. dafay marqué. waaw su ma la joxoon tableau nii nga teg ko foofu nga ne kii Mamadou Ba la. artiste plasticien handicapé physique et visuel. moom mii moo ko liggéey. fu amee 100 ans tamit loolu la ñu gis. waaw moo tax du ma def ay titres. c'est rare ma def ay titres nit ñi ñooy defar seen bopp titre bi parce que. sérigraphie ni nga koy waxee peinture. surtout tableau art. yow mën nga gis lu ma gisul. mën naa ko réaliser ba pare yow nga gis lu ma gisul. kon yow mën nga ci def benn titre.
waaw mën naa def benn scène boo xam ne yow peut-être man marché laa ko tudd fekk du marché yow yaa ngi ko gis leneen yaa ngi ci gis ngénte wala yaa ngi ci gis leneen noonu la demee waaw moo tax art dafa yaatu surtout peinture jërëjëf macha allah vraiment day dundal nit daal day dundal xol. jërëjëf Papa Lamine xam naa foofu rek la ñuy teg baaram tuuti rek dem ci sérigraphie laal fa tuuti rek ndax xam naa ne fi mu nekk nii soxna si mu ngi naan kii moom daa faral waa peinture kon damay ñëw rek jox ko kàddu gi mu ñamal ñu tuuti ci sérigraphie maanaam sérigraphie la nan nga ñu ko mën a décrire. sérigraphie de dafa nekk métier bu noble. métier bu neex macha allah. parce que sérigraphie balaa nga xam ni dafa rafet. nga jël sa dara bu weex tàll unique. nga jël ko yow nga tiire ci say image bu bopp maanaam yow li nga sentir. waaw nga jël ko tiire ko ci ba mu rafet ak couleur bu nga bëgg. surtout rouge lay gën a liggéey ci sérigraphie. ak bleu. waaw moom lay gën a liggéey. ak yenn saayu marron. waaw parce que marron bi moom maa ngi koy def ci nappe de table yi di ko defaree croissant bi. waaw macha allah. métier noble la daal te am na tamit bëri na sutura. parce que da ngay jékki-jékki rek nit jóge fële ne la dama am mariage. defaral ma dara. ma defaral la dara. waaw loolu moom am na solo. d'accord macha allah macha allah tey daal moom dañoo seeti ay artistes. artistes yi nag moom ñoom dañoo doy waar ndaxte seeni mbir man mi mënuma ko comprendre lii fekk expliqué wuñ ñu ko xanaa damay joxaat Papa Lamine rek mu ñëwalaat ñu ci peinture Papa Lamine peinture du jeex. dafa mel na ni Papa Lamine da ngeen ñuy ñëwal maanaam tableau d'art bi soo ko tàmbalee. kañ ngay xam carrément pare na maanaam bii kat moom noppi na. su yëg-yëg bi jeexee ci loolu ci lay comprendre ne parce que su may liggéey su ma commencé di def par ndànk-ndànk di defar su ma jëlee premier peinture kii encre bu njëkk bi couleur bu njëkk bi par exemple su ma ko jëlee di ko mélanger entre eux damay dem ba ci biir bon xale yi di may wax ne ma papa di fii feesul li may wax parce que ñoom pour moom ñoom pare mooy na fees waaw te man loolu du pare ci man te nga ñoom bu feesee rek ñu ni pare na man leen de des na parce que am na yoo xam ne da nga koy xóotal am na yoo xam ne da nga koy contrasté am na yoo xam ne da nga koy wàññi couleur bi parce que lépp warul feeñandoo parce que suñu doon feeñandoo kon bët du ko mën a gis il faut am yu làqu il faut am yu nga xam ne tamit day feeñ tuuti am yoo xam ne day feeñ ci kaw yooyu nag soo yàggee defar tableau nga koy xam du question nga toog ba jékki-jékki rek daal di gisutoo rek nga bëgg a def loolu day metti ci yow waaye comme man yàgg naa liggéey dinaa xam lépp fu muy tegee waaw am yoo xam dafa laaj nga def ci collage am na yoo xam ne laaju ko am na yoo xam dafa laaj nga jël peinture bi def ko en relief waaw teg ko ci kaw ji nga làmb di ko daj am na ñoo xam ne tamit da ngay def ay profondeur waaw profondeur yooyu technique la te technique bu nekk dafa am foo koy teg waaw noonu ngay def ba tableau bi jeex tant que signé woo tableau bi daal tableau bi pare ko tant que signé goo ko waaw kon yow da nga am signature personnelle 5 ans nga ni tableau bi pare na de parewul de soo ko signé rek mën nga demaat bi ci biir sa xel nekkaat ci lan mooy signature en art maanaam comme ni ñuy signé wala dëggal ne yow mi yaa ko def yow yaa ko def mi ngi nii sa tur a ngi nii at bi nga ko defee mi ngi nii waaw loolu dafa am foo koy yóbbu da nga koy def ci tableau bi ci tableau bi ci booru tableau bi nga koy def nga koy bind pour marquer l'époque soo nee 2022 laa ko def waaw Mouhamadou Ba 2022 léegi su fii ak 10 ans ci kanam 15 ans ci kanam tableau bi day gën a yàgg di gën a am valeur day gën a am valeur tableau bi ci boppam day gën a am valeur effectivement waaw su ko defee nag léegi yow tableau boobu pare na ci yow keneen mën na ci gis leneen lu bokk la li nga gisoo de moo tax abstraction noonu lay demee abstraction mooy loo xam ne kumpa la kumpa ku nekk dafa am nu mu koy gisee kii mën na xool lii ne kii seen nangam la kii nangam la fekk keneen tamit ne man ni dee laa ci gis xale yi sax soo leen waxee ñu ne papa di gis naa ci benn nit te yow jóge woon pour def nit waaw wala gis naa ci benn façon waaw noonu lay wax moo tax tableau nekk na loo nga xam ne lu am solo te tamit art moom mooy loo xam ne gis nga lii création yi nga gis nii yëpp tey ñu koy def téléphone yeeg yëpp ci art la jóge artistes yi ñoo ko doon yooy créé jox gars yi techniciens yi defar
artistes ñooy def design yi jox gars yi ñu defar kon tableau dafa nekk lu am solo waaw am na tamit ay histoire yu mu lay wax waaw parce que histoire Mamadou Ba rek bu ñu gisee tableau am vision du cœur nit mën na ci benn livre waaw vision du cœur maanaam lu tax terme boobu mooy gis-gisu xol gis-gisu xol xol yi daje la ñaari xol yi daje mooy soxna seeg man doo dégg li may wax ñaari soxna yooyu ñu soxna seeg man bu ñu dajee dañoo ñëw composé lii Roméo et Juliette daal waaye bu waxati loolu neel Mamadou Ba ak Aminata Awa Dia Aminata waaw kii mooy Awa Aminata Dia waaw Mamadou Ba rek ak Awa Aminata Dia ñoo fi nekk ñoo symboliser kon beauté tableau yi yëpp boo ci yëkkati daal xamal ni kenn ki la boo demee bi ci biir sax da nga koy gis image bi papa man sama bëggoon du jox ma sama tableau waaw man du ma nangu mu nekk vision du cœur de xëy na nga tuddee ko leneen waaw man ko tuddee leneen solo neexee parce que man sama gis-gis rek laay wax macha allah gis-gisu gars yi mën nañu gis leneen macha allah papa Lamine amati na solo ni nga ko waxee mu di vision du cœur xam naa dañuy joxaat ahlu sérigraphie rek ñu ñëwalaat ñu tuuti rek maanaam ci métier bi nga xam ne mooy sérigraphie léegi yow peinture yi nga xamante ne moom lañ jëfandikoo ci tableau yi ndax moom ngay jëfandikoo ci sérigraphie bi wala non bokkul waaw bu sérigraphie ak bu tableau bi bokkul tableau bi moom acrylique lay doon waaw man nag kii bi peinture lay doon peinture léegi yow machine électronique ngay jëfandikoo wala machine kii non machine bi pour t-shirt la pour t-shirt waaw mais drap bi machine bi da ko tiire kii bi laa koy tiire ci table bi laa koy tiire waaw table bi laa koy tiire su ko defee ma tiire waat tamit njëgënaay ci table bi waaw parce que fa nga am appui tamit mu tàllee ko ñaret mënoo ko def ci Jeannette sérigraphie Jeannette sérigraphie table bi t-shirt rek lay mën a defar d'accord comprendre naa li nga xanaa Papa Lamine mu ngi may kii naan ma peinture léegi Papa Lamine waaw peinture ndax am na ay jafe-jafe yoo xamante ne tey da ngeen koy am ci tableau yi soit ci maanaam soo leen koy defar la wala soit ngeen defar ko ba pare am problème boo xamante ne mooy pour nit ñi jënd ko waaw xam nga tableau moom da ngay defar rek marchandise la da ngay def li nga xalaat def mais nag soo koy defaree ba pare dafa laaj habillage c'est-à-dire que il faut nga encadrer ko bu baax encadrement yu rafet defar ko bu mu bien te support bi ngay liggéey tamit dafa war a nekk vrai support bu baax parce que man kii lay liggéey toile préparé la ñuy liggéey da nga koy defar bu mu bien nga xam ne lii bu amee 50 ans 100 ans sax warul deñ am ay fixateurs yu ñu ciy def aussi xam ne moo lay dimbali pour que kii bi mën a yàgg waaw parce que lépp looy jaay te mu war a dem fu nekk ci àddina bi war na nekk loo xam ni lu baax lay doon lu rafet lay doon lu jekk la loo xam tamit bu ko nit gisee xam ni valeur la parce que sooy jaay dara ba pare defoo ci li nga ci war a def bu ëllëgee da ngay jékki-jékki encre bi di léegi peinture bi di wàcc ci suuf di yàqu boobaa tamit defoo li nga war a def moo tax ñun suñuy liggéey man d'abord damay mixer peinture bi may utiliser dama koy mixer bu baax ak kii nag laa ko mën doon sax fixateur waaw soo ko fixé ba pare léegi soo ciy liggéey da lay leer na li ngay def nii du deñ bu ci ndox laale sax du deñ loolu daf ci am benn la encadrement bi dafa war a jekk rafet waaw et puis sooy liggéey tamit da ngay liggéey ci standard sooy liggéey loo xam ne boo liggéey benn dimension boo demee France par exemple war nga mën a trouver dimension boobu foofu boo demee États-Unis la même chose loolu ngay def noonu moo lay permettre foo mën a dem ci àdduna di exposer dina du tax sax ngay yóbbu ay encadrement. léegi ñaata type de dimension ñoo am en peinture. et puis y a plusieurs bari na ay milliers kay moom kay yaa ciy tànn rek lu ci nekk dafa am paysage dafa am ay format paysage figuratif dafa am marin dafa am loolu yëpp da nga koy jàng daal di ko def ci sa liggéey loo defar rek am na dimension boo xam ni moom la war a tollool sooy def 2 mètres 2 mètres boobu dafa am format bu mu war a tollool waaw 2 mètres bi war na am image boo xam ne moom la war a tollool 1 mètre bi la même chose waaw ba ci 65 sur 50 bi sax dafa noonu la war a mel ba tax na ñun su may liggéey man damay wax sama gars yi jëndal leen ma dimension tel ak tel defaral leen ma am naa un bon menuisier boo xam ne moom mooy def loolu waaw su ko defee Sarr su demee jënd bagage yi indi teg
dina ma wax ne ma ah dafa jënd naa nangam ak nangam bon su ko defee ñun tam ñu def lu war a def wala soxna si jënd ko moom tamit ça dépend rek ku ci c'est-à-dire ku ci disponible rek da ngay def lu liggéey bi noonu. léegi tableau yi maanaam nit ñi dañ koy commander par exemple ndax da ngay am tableau sur commande wala tableau yi da ngay defar après nga exposé. waaw man tableau yi damay defar rek teg. d'accord nit mën na ñëw gis ku neex ku nga jënd ah. waaw li ci ëpp loolu lay demee mais commande moom amu ngum moom du ma commande waaye parce que man xam nga nit ki tamit lu muy def mënu ci commandé parce que yow da ngay defar rek teg xam nga décoration li ñuy commandé ay tableau décoration li mën nga ko commandé di defaral ma format bu mel nii image bu mel nii mais comme man li may def ci man la jógee ah man dama koy def ba pare proposé ne nii laa xalaat def naa ko mi ngi nii encadré teg soo bëggee nga da ngay jënd jërëjëf Papa Lamine macha allah amati na solo dafa mel ni suñu waxtu dafa jéng jëm ci jeex damay jox soxna Awa rek mu joxe ci xalaatam ak kàddu yi nga xamante ne moom lay lancé incha allah. ok Zeyda ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen gërëm yéen waa Aar Imra bu TV di leen di nuyu seen directeur bi di Oustaz Alioune Sall. di nuyu DG di nuyu Soxna Fandiaye mu ñu boole macha allah yéen yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam waaw yal na seen télé bi jëm ca kanam a kanam ñu leen di dégg partout ci àdduna bi di jaay yaa Rasulullah ñun lu ñuy ñaan rek sénégalais yi ak population ak monde bi mooy ñu jàppale Vision du Cœur ci liggéeyam ñu jàppale ko ci matériel ñu jàppale ko ci jënd tableau yi ñu jàppale ko ci lu muy mën a wane tableau yi fii ba Europe mu wone ko fu mel ne ay Canada ay France ay États-Unis daal moom loolu mooy optam loolu mooy vision parce que loolu moom bu fekkente ne nit kaa ngi liggéey rek di rënk te yor ay besoin yor ay njaboot day métti te ku nekk xam na Sénégal fu mu nekk ni fu mu toll mais yàlla baax na ñu ngi leen di ñaan daal suñu kii bi suñu vidéo bi ñëpp partagé ko ñëpp jot ci ñëpp jàpp ci waaw surtout jullit yi nañ ci jàpp bu baax a baax di ko jàppale ci financement di ko jàppale ci defar tableau yi di ko jàppale ci lu mu soxla ba affaire yi gën a yaatu bu yaatoo rek mu gën a baax te bu yaatoo yaakaar naa ne ñëpp ciy xëcc incha allahu rabbi waaw parce que am na ay mbir nu muy doxee ba mu nekk lu bëri yaakaar naa doomu sénégalais yëpp dinañ ci xëcc ñu loolu moo nekk suñu opté di leen ñaanal salaam rek bu bëri te ñu bokk ko yàlla bàyyi fi sëñ bi bu baax a baax te oustaz ñu ngi koy ziar bu baax te moom dafa nekk suñu idole saa su ne dañ koy nekk di déglu ci rajo bi macha allah tabaarkalla waxtaanam dafa am solo ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di kontaan ci yéen jërëjëf soxna Awa macha allah kaddu yi matale na lool bëggati nañ xanaa joxoti Papa Lamine mu am lum ñu baaxee rek ci lépp loo xamante ne mën nañu ko baaxee incha allah soo ko joxe kàddum gu mujj. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw seen ñëw fii vraiment ci Vision du Cœur kontaan nañ ci lool waaw di wax ne di rafet na te dina tax ñu gën a xam waaw ñu gën a xam maa ngi santaat suñu borom nag bu ma mayee kattan ba ma mën a def lii mooy def nii maa ngi ko ci sant bu wér di sant njaboot gi di sant ñëpp ku ma jàppale di sant tamit sunu maire bi nekk fii sunu monsieur le maire waaw ñu ngi koy ziar di ko sant bu baax parce que moom tamit ñu ngi jàppale ci affaire yi daal waaw ñu ngi jàppale monsieur le maire ñu ngi jàppale ak tamit am na tamit ñeneen ñoo xam ne ay suñuy partenaire lañu ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp ku ci nekk ak sa tur ak sa sant ñu ngi lay ziar di la wax ne la fi ngeen jàpp gis nañ ko waaw loolu daal la am ci lu may wax di la yow tamit di la ziar bu baax a baax di la wax ne vraiment kontaan nañ ci sa ñëw fii ci kër gi ci Vision du Cœur di wax oustaz tamit li ma commencé nii yàlla na ko yàlla yaatal waaw di wax tamit soxna Fat Ndiaye Seck ñu ngi koy ziar bu baax sama rakk la sama nit la sama lépp la wax dëgg yàlla lii mu def nii ñu ngi ciy gërëm di ko sant di sant njaboot gi yëpp di sant staff bi yëpp lu ko dalee ci Ibrahima Sarr di ko dalee ci Sirajo Diallo Moussa Ndiaye Maroc noonu laa koy tuddee Moussa Ndiaye Maroc vraiment maa ngi leen di sant ñoom ñëpp waaw ak sama yaay sama waajur yëpp maa ngi leen di sant dëgg yàlla lii daal neex na trop xam nga wax sa xalaat di nga wax di nga bëgg a def ñu jox la micro nga di ko wax
yombul kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne diaspora bi yëpp ak àddina bi yëpp nañu gis ni li ñuy def nii di nga koy def rek pour dooleel suñu bopp dooleel suñu njaboot waaw di góorgóorlu rek gëm suñu borom lool nag waaw di gëm suñu borom lool ba taxaw waaw moo ci def ba def na ci lépp moo ko def waaw moo ñu booleeg doomu aadama yi moo ñu booleeg nit ñi ba ñuy taxawal ñu lii kon yéen boo la fi ñëwee vraiment dërëm di génnul gaal waaw jërëjëf yàlla na yàlla fay amin Papa Lone macha allah kàddu yi rafet na te matalal lool ñi nga xamante ni ñu ngi koy bàyyi xel nañ ko bàyyi xel bu baax ba xanaa laataa ñoo tëj rek jox sa adjoint bi nga xamante ne mooy jàpp ci liggéey bi di sëñ Ibrahima mu wax kàddu yi mu fi dégg mu rot mu indi ci xalaatam rek incha allah laataa ñoo tëj jotaay bi tonton Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen gërëm di bég trop ci seen ñëw bi fii ndaxte kii ngeen jàkkaarloo ki waral jataay bi nii mooy Mouhamadou Ba artiste la ba nga xam ne dafa yàgg ci aar bi mu yàggee ci aar nag mu nekkoon ci association ba nga xam ne comme que wax na leen ko sànq que ne moom double handicap la am dafa doon jàppali yeneen moroom handicapé am ci formation kooku beneen bànqaas la woon ñu koy wax sérigraphie loolu nag moo gënoon jël temps bu njëkk ba man mi yàgg naa ko soññi pour muy def art mais daf ma waxoon ne comme que si association lañ nekk man nañ ko def mbiru mbooloo daal wante yàlla mi dara tëwul bi mu demee ba bëgg mu def art def na ko ni mu ko defee nag histoire ba triste la parce que dafa muur ay bëtam ba nga xam ne léegi sérigraphie boobu mënatu ko def comme que art dafa nekk la nga xam ne lu abstrait la maanaam du la nga xam ne da ngay xool ay image du ko dessiner wala ñu jox la ay mbir maanaam sa xolu bopp ak sa xelu bopp moom ngay jël nga sotti ko ci tableau bi maanaam travail individuel boobu nga xam ne dafa abstrait loolu moo ko gën a delloo si waat si art loolu nag borom bi moom moo ko dogal parce que yàlla bu muuree sa bët aussi jox na la yeneen organe de sens parce que nit juróomi organe de sens la ñuy faral di wax loolu mooy indi sax 6e sens nit boo demee ba nga xam ne juróomi organes yi mënatoo ko jëfandikoo ñu ne la demal ak sa 6e sens moom nag premier sens am bi mooy gis xam nga boo gisee rek sa cër loo ci bëgg a def da nga koy def day yomb léegi nag bu yàlla muuree bëti nag léegi mu xam ne léegi cëru làmbaatu bi bu ko tàggatee loolu dina ko mën a indiwaat ci aar donc wax na leen ko sànq mooy làmbaatu boobu mooy làmbaatu ñu tegal ko tableau bi tegal ko patu peinture yi bu su nekk ni mu ko bëggee mu jël la nga xam ne moom xel la ak xolam mu def ko ci tableau bi waaw loolu la ñuy wax travail abstrait loolu ñu xam aar xam nañ ko moo tax tableau am mënul am tur wala mu am ay thème ak yooyu moom li nekk ci xolam rek la ciy def ki koy xool nag moom moo mën a xam kii couleur yi muy utiliser technique bi mu koy utiliser mu apprécier ko ci technique am moom loolu nag il faut nga xool tableau bi pour nga gis ko ci macha allah waaw xëy na sax tey dangeen ko fekkul muy liggéey mais su leen ko fekkul muy liggéey wax ji sax du ko jar da ngeen xam ne kii vraiment technique la ci mélange de couleur ak ni muy dégrader couleurs yi ci tableau bi ak yooyu yëpp ni mu koy defee voilà xëy na nag yoon yemul ci benn mais am na ay photo ya nga xam ne ñi ngi fi da nga koy gis ni muy liggéeyee macha allah Papa Ibrahima xanaa rek ñu sant bu baax a baax xanaa rek ñu bàyyi leen ngeen joxe dernier message bi ngeen di lancer incha allah ñu soog ko tëj suñu jotaay waaw message bi ñuy lancer rek am na lu ci soxna si xaw a cof sànq parce que moom liggéey na li mu war a def moom def na ko fi yàlla yemalee liggéeyam mooy que ne defar na ay tableau nag du la nga xam ne dafay des rek ci atelier bi daf ko war a partager ak le monde des arts ñi nga xam ne ñi ngi dund art ci ay exposition ci ay émission plateau télé yi loolu nag ñun la ko yàlla dénk ñu ko koy doxal kon nag yéen sax boo leen fi ñëwee tey dafa mel ne suñu liggéey bi dañu ci jàppale parce que fi mu nekk moom promotion la soxla ñi ko xamul woon ñu xam ko comme ça
ñu mën a apprécier ay œuvre am. waaw loolu moom foo leen mën a yeggali image rek. incha allah di ngeen mën a jàppale ci loolu. incha allah papa jërëjëf cant ak ngërëm ñeel na la kontaanati nañ lool ci li nga xamante ne àddu nga ci kàddu yu rafet yi mottali ko kàddu yu kilifa yi nga xamante àddu nañ ci di leen jaajëfalaat ci dalal gi ngeen ñu dalal macha allah bàyyi seen itte yëpp jox ñu ko te su leen neexoon doo leen ko def noonu itam la ñuy sante ki nga xamante ne moo dox ci invitation bi di suñu chargé de la communication Tanfa Ndiaye Seck di remercier aussi suñu caméraman Abdoulaye Ba ainsi que waa diaspora ak waa biir réew mi ci Ali Imran nañu partager émission bi aimé ko te commenté ko la vision du cœur ni mu koy waxee gis-gisu xol dafa am solo ndaxte comme niñ koy waxee xëy na du ma utiliser terme boobu waaye daf fekk ni rek nit ki yàlla du la may lépp wala du la xañ lépp aussi lu mu la may rek daa am leneen loo xamante ne mu dina la ko xañ te sant ak ngërëm ñeel na ko ndaxte moom mu ngi sant bu baax a baax kon ñu bàyyi xel ndaxte xel ak xola am ak gis léegi nag ki nga xamante ne yàlla taw féexal na ko xolam gumbal kooku noonu mu ngi gis gu set gis gu rafet te loolu du xol yëpp ko mën di nga fi gis koo xamante ne ay gëtam a ngi ne jaxran te xolam daa gumba ndaxte xol bee lëndëm kon sant rek a war di ko remercier encore une fois di ko jaajëfal ci initiative bi nga xamante ne am na ko tableau yi nag rafet na mi ngi ni suñu ginnaaw incha allah di ngeen ko gis ku ci soxla itam xam na fi muy jaar di leen jéggaluwaat ci kàddu yi nga xamante ne rotal nañ ko ci lu jubut di leen ko tuubal suñu sañoon lépp jub di leen jox dig daje fi ak fukki fan ak juróom incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour que chaque repas soit un moment de plaisir, Lobou Mame Diarra Bousso est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, Lobou Mame Diarra Bousso est une société 100% sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de 200 collaborateurs guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de Lobogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de 4 sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. Lobou Mame Diarra Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de 9000 bouteilles par heure, ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable et parce que la sécurité est primordiale pour nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également des riverains. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers. Et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobou Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières, faisant ainsi de Lobou Mame Diarra Bousso un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobou Mame Diarra Bousso ne cesse d'innover, de voir plus loin.
mose dootoo ko bàyyi